voilà mbokk yi téléspectateur télévision Louga TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci taamu bi ngeen taamu télé bi nga xam ne bi mu juddoo yàggagul daanaka sax ci phase de test la nekk waaye Louga gépp ñu ngi koy rafetlu télé bi aussi bokk ci li nga xamante ne moom mooy xeex corona bi ci wàllu sensibilisation point boo xam ne dana yitteel askan wi télé bi dana ci bay waaram loolu moo waral tey jii ñu ñëw ci mairie bu Louga ngir amal waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Mor Sylla di adjoint maire ndax xam ngeen ni comme Sénégal gépp maire yëpp kenn ku ne am na taxawaay boo xam ne yaa ngi koy taxawu sa askan ci loolu nag lañ ñëwee tey fii ci Louga fas yéene waxtaan ak Mor Sylla ngir ñu xam daal taxawaayu mairie bi ci bu corona bi commencé ak léegi Mor Sylla ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak mbokk téléspectateur yi. waaw Amady ñu ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy seetaan télé bi nga xam ne nii yéen a ngi koy doog a ubbi comme ni nga ko waxee mu toll ci phase de test ñu leen di ñaanal lépp loo xam ne nii télé am na ko Sénégal ngeen am ko. amiin di profité si occasion bi nga xam ne nii moom nga may aussi ma baalu ak askanu Louga baleen ak te di ñaan yàlla nangul suñu koor également di rafetlu invitation bi nga xam ne moom ma invité pour que ñu mën a waxtaan ci li nga xam ne nii moom moo nekk ci àddina bi yëpp lëmbe ko muy le coronavirus muy loo xam ne nii lu métti la ndaxte ba muy door Chine mu nekk ay mages yu bari diggante mook Sénégal jàpp nañu fi egsi ñu dem ba tey ñuy wax ndàngeemi kàllu kon jar nañu toog taxaw seetlu wax ci loo xam ne nii day tax mu gën a dem génn ci àddina bi. ci loolu Mor Sylla xam nga suñu nee taxawaayu mairie bi. institution bi la ñuy wax la mairie. ci askan wi ci commune am di Louga. moom nag ay banqaas yu bëri yoo xam ne war nañ leen si mën a waxtaanee waaye man ni may procédé mooy dama lay bàyyee kàddu gi nga defal ma benn synthèse bi corona bi commencé ba léegi yéen bi ngeen tàmbalee ba fii ñu toll nii ci résumé lan ngeen jot a defagu. waaw di jërëjëf comme ni moo ko laajee day tax sama mën si tontu ndax bu doon da ngay wax les personnes mooy nit ñi je pense que jarul ñu toogoon fii di ci wax mais comme affaire mairie la. muy loo xam ne nii da nga demoon ci askan ni jox leen ma ko ma yor réew mi wala ma yor dëkk bi du moins pour mën a assurer seen sécurité ak sécurité de leur bien kon tey bu lu mel ni xewee war nañ toog waxtaan ci li ñu jot a def mooy bi nga xamante ni nii mbas mi ñëw na Sénégal ñun maire bu Louga dañu xam ni li fi ñëw bokk na ci li ko fi jële ay ñaan ñu dem ci grande mosquée bi inviter tous les imams de la commune mais également les sëriñ daara ñu wàccee fa ay kaay yu bari pour ñaan yàlla def ci xéewal ba bu ñëwee Louga du mën a sonal kenn bi noppee ci loolu ñu xam ni am na lu ñu war a def mooy fexe ba nit ñi am ay jumtukaay yu ñu permettre ba mbas mi du mën a propagé wu ci loolu le 14 samedi 14 mars ñu wut ay produits détergents yóbbu ko ci stade Albouri yóbbu ko ci garage yu Dakar mais également lycée Malick Sall pour ñu lancer ko le lundi 16 ci lañ commencé maintenant dem préfecture waxtaan ak préfet ñu yebal ñu ci tous les services départementaux bépp bu nekk Louga à savoir préfecture police mag gendarmerie bépp service boo xam ne départementaux bu nekk Louga rek ñu yóbbu fa produit détergent muy alcogel mais également madar javel savon pour que ñu mën ku fa ñëw ñu mën a raxasu yemuñu si loolu ñu ni mbir mi kër fi mu gën a bari boo xoolee mooy kër kilifa diine yi parce que Espagne fa mu njëkk xew loolu la woon Italie mais également ak fépp foo xam dafa am ñu tam ñu dem ci kër kilifa diine yi nga xam moo nekk Louga kër Maodo Dia kër El Hadji Majib kër Sëñ Xaadim kër Sëñ Dan Soxna Assou kër Maodo Dia Xalifa Mbay fépp foo xam dafa nekk rek kër kilifa diine ñu yóbbu fa pour que ñu mën a raxasu bin pare aussi ñu dem ci mosquée yi ak jàkket mit yóbbu ko fa mais également daara yi biñ pare nag ñu xam ne tey mbir mi commencé na ñëw Louga mu nekkoon je pense de 18 monsieur le ministre ñëw ñu confiné daara yi mu yëkkati 5 tonnes riz jox ko association des daara
5 tonnes. 5 tonnes ceeb. ñu jox association Daara boole ci alcogel ak li ñuy raxasoo. biñ paree mu ñëwaat moom si boppam mu ñëw dem district sanitaire indaale ay produits yoo xam ne nii mu ngi nekk ci valeur u 20 millions mu nekkoon ay alcogel produit détergent yi nga xam ne dañ koy raxasoo nekkoon madaar ak eau de javel savon masque gant mais également li nga xam ne nii mooy thermoflash bi permettre nit ñi ma leen tester bi mu paree aussi mu ñëwaat encore une 3e fois indiwaat ay vivres parce que bi mu joxee nit ñi ay jumtukaay yoo xam ne day tax maladie bi di propagé wu dafa xalaat ni léegi nag buñ confiné nit ñi seen biir kër nit ñoo xam ne léegi am nañ problème pour di matal seen dund ni mu waree mu ne kon jot na mu indi ay vivres ci loolu mu indi fii 50 tonnes ceeb indi na fi 50 tonnes ceeb 5 tonnes sucre bu mokk mu nekk 100 sacs indi fi 19 boîtes sucre yoo xam ne bu ne mi ngi def 25 indi fi savon boo xam ne 18 la bu ne def 36 mais également indi fi ay boîtes sucre yu bëree bëri ak 5 tonnes sucre mu yóbbu ko ci conseil de quartier yi conseil de quartier bu ne mu jox la 90 sacs de riz 59 sacs de sucre yu 50 kilos benn keesu sucre bekk buy def 25 kees mooy benn kees bu mag 25 bidons diwlin ñoom ñu séddale ko ci seen 11 quartiers yi nga xam moom moo nekk ci Louga. Mor dañuy taxaw ni foofu tuuti balaa ñuy continuer parce que boo xoolee malgré que effort yi ngeen def yëpp mais bi gën a bëri coow mooy denrée yi. mu mel ni que xëy na ñenn ñi peut-être dañuy xalaat ne ndax manque d'organisation moo waral coow li bëri wala ndax dafa fekkente ni demande bi moo ëpp fuuf par rapport ak moyens yi ngeen fa teg. waa demande bi bari na. parce que dafa am ñoo xam ne nii balay mbas bi ñëw dañu soxla ku leen dimbali. bi mbas bi ñëwee am ñoo xam ne dafa leen impacté ñoom it ñu soxla ku leen dimbali kon fi mu toll nii da ngay wax ni ñëpp a soxla ndimbal. ci loolu ñu ni kon dañu bañ mu am parparloo ñuy wax parti politique ou kii lañ ko jox wala ñi nga faral. ñu ni kon ñi nga xam ñoo gën a habilité pour séddale ko te du am loolu mooy les conseils de quartier. bi ñu koy yóbbee si conseil de quartier yi ñun leen dañu bëgg ngeen respecté kit bi kenn ku ne na am saaku 25 kilos mooy moitié sac. am 2 litres et demi diwlin. am 2 kilos sucre ak moitié. ñu ne loolu bu nga ko defee dana baax mais xam nga Sénégal. ñoom dañu tàmm di séddoo am na sax suñu benn rakk bu ko bind si net bi ni l'homme sénégalais mooy dafa soxla même bu jëndee benn laxasu gerte. day wax ne ñëpp ñam. ñëpp ñam kon ban ko yóbbee si quartier am na secteur yoo xam ne ñoom dañu jàppoon ni lu mu gën a bari rek ñu ñam rek moo gën moo ñu jël saako 25 kilos bi séddale ko ay nit ay nit loolu seen souci nekkul woon ni pour que ñooñu am lu tuuti mais seen souci moo nekkoon bëgg ñëpp laal ci ñëpp mos. ñooñu nag buñ demee ci net bi jox ni daal ni Moustapha Diop li la joxe da ngay jàpp dafa néew fekk ni esprit de partage lax ka nga xam lañ jox. maanaam daal ci ni mu gën a leeree. mooy que ni la mairie. moom bi muy def ay calculam dafa calculer kenn ku ne au minimum 25 kilos. waaw kay. léegi nag ñi nga xam ne ñoo yor seen 25 kilos ñoom ñoo jàpp ne ñoom it am na ñu war a mën a mosal. très bien ñu bokkul woon ci calculu waa mairie bi. léegi yow boo demee yow tey. ngay Amady Ba. conseil de quartier bi jox la. 25 kilos de riz. nga dem sa kër xam ni njaboot la te mënoo ko séddale yow donc nga séddale ko seen biir. maintenant kenn nag koo xam ne nii peut-être il est mal intentionné. mën na wax moom ni man kat Amadou Ba mi ma jox nangam te du wax Amadou day wax ni Moustapha Diop loolu moo waral yooyu nekk ci net bi. mais en tout cas li nga xam moo nekkoon solo si moo nekkoon ni comme am na leen lu ñëwaat pour l'instant nanu jox ñii ñeneen ñi xaar. dëgg la sax anticiper sama question bi moo waroon a ñëw parce que nee nga am na leneen luy ñëw foofu laa bëggoon a jëm parce que bu ñu yemee ci 80 tonnes yi 50 tonnes de riz yi. te ngeen gis ni que manquement yi bëri na donc nit ñi ñu ngi xaar que ñu mën a dolli. est-ce que dolli bi actuellement ni mën nga avancer ci date bi kenn lay war a mën a yegg si. waaw xam nga dolli bi. déjà yi nga xam ne nii moom mooy li war a ñëw na. muy ceeb beeg yëpp ñëw na. bi mu ñëwee préfet dafa woote réunion ca conseil départemental
mu teg benn comité demande aussi à tous les maires ñoom tamit ñu teg comité communal bi li ko composé mooy le maire ak adjoint au maire yi plus maintenant le agent de développement communautaire mu représenté le préfet muy Aram Koumba Fall ak CPRS bi nekk maire yi moom mooy bu boobaa réunion bi moom mooy nekk rapporteur ak tous les délégués de quartier plus représentants des femmes représentants des jeunes représentants des handicapés représentants des aînés mais également les ASC plus maintenant ki nga xam moom moo fi nekkal waa société civile bu ko defee boo xoolee nekk nombre 13 ñoo ko composé woon ak les partis politiques yi nga xam ne ñoom ñoo concouré woon ci élection municipale ak maire bi bokkul ak parti politique yi nga xam ne ñoom ñoo ko nekk ci Louga kon liste yi nga xam ni bi def élection municipale ñoom ñoo ko concouré woon ak maire bi ba tax am na ñu bari ñuy wax naan pourquoi on n'a pas invité parti Sonko Pastef ou bien Rewmi c'est parce que biñ ñu dañu jëlloo mooy ñi nga xam ne ñu ñoo concouré woon ci élection municipale bu 2014 ñu jël ci liste yooyu ci ñooñu ñu woo ci Birahim Tall bi nga xam ne nii moom moo fi toogaloon ànd lëngoo Louga woo ki nga xam ne mooy Jogomaay mu ñëw ànd defar njàmbur ñu woowaat ki nga xam ne nii mooy Ablaye Sylla mu toogal fi Bisu Ñakk jeunesse bi Gora Touré moom toogoon en tant que président conseil communal de la jeunesse société civile Ismaïla Ndiaye mu fi toogal en tant que société civile Mor Sylla defe naa ne foofu leer na xam nga bu ñu ne confinement plus maintenant l'imam le curé et les personnes ressources d'accord foofu leer na mais suñu ne confiné nit ñi seen kër xëy na am lu ngeen leen mën a jàppale pour que ñu toog waaye da ci am beneen partie boo xam ne aussi ñoom toog ci kër gi xëy na arrangé wu leen parce que ci génn la ñuy dundal seen i njaboot maa ngi ciy xalaat borom jakarta yi maa ngi ciy xalaat borom voiture yi te en général ñaare fu ñu jógee rek ñoom bu ñu amee tolof rek ki ñuy njëkk a joxoon mooy mairie tey mu bëggoon a xam mairie ban taxawaay la am ci situation bi bii mu taxawee ni borom jakarta yi ñu tere leen ak borom voiture ndax mairie bi moo leen tere wala lan la waaw dëgg la maire bi dafa nangu li nga xam ne nii moom la autorité administrative yi def parce que bi nga xamante ni jàpp nañ jakarta yi ak saret yi ak voiture yi man je suis allé personnellement à la préfecture et à la police pour demander lu tax ak parce que ñun tamit bul fàtte ni population bi la fi toogal bi ñu demee wax leen nii wax dëgg yàlla li ñu def nii dana xaw a metti ci li nga xam moom la nit ñuy dund fii parce que borom jakarta bi dafa war dundal njabootam borom saret bi dafa war dundal njabootam borom voiture bi ci loolu ñu waxtaan ci ba trouver une solution maintenant plus maintenant li nga xam moom la ministre de l'intérieur génnee pour que ñu mën a accordé wu pour ñu mën a jox leen seen jakarta ñu mën a génn maintenant nag dañ wax rek nañ respecté li nga xam ne dañ ko wax te santé wax ko muy permettre nit ñi ñu mën a dem te maladie bi du ko mën a wàll kenn mooy bu dee jakarta bi mu bañ a yab kenn bu dee voiture bi mu yab kenn bu dee saret fas bi mu nekk ñaar plus maintenant ki nga xam ne nii moom mooy dawal bu dee oto bi bu ndaw bi mu nekk moom ak ñaar ñoo xam ne ni ñoom ñoo fa nekk loolu la quoi loolu la foofu lañ toll loolu am na solo Mor Sylla ba tey tamit xëy na li wolof di wax naan tombé dafa waral ay gaaf waaye dañu gis ni mairie bi dañoo yàgg taxaw ngir bëgg réorganiser marché yi loolu moom yàgg nañ cee bëgg a taxaw waaye nag pandémie bi xëy na dafa ñëw mu ñu li ñuy wax naan xaw ma da ngeen cee porox ndollu xaw ma mais li xew faisabilité bi moom la askan wi ñaawlu ban taxawaay wala ban rôle la ci mairie bi joué par rapport ak ni ñu doxalee fan yi ci marché bi. mooy d'abord fàttali rek ni bi nga xamante ni cas am na Louga. ñu gis ni marché bi jaay légume. bu police ak bu Louga dafa xaw a serré. dañu xalaat d'abord ñooñu ñu am fu leen yóbbu mooy wut fu leen yóbbu bi ñuy waxtaan ci le préfet génn ni dañu war a déguerpir wala boog ñu xoolaat taxawaayu nit ñi ci marché yi ak mbedd yi nga xam ne nii peut-être dafa indi encombrement. loolu ñu waxtaan ci ñun ñu ni kon comme ñun lañ ko jox ñu war ci waxtaan nan woo ñuy nekk marché ñu woo délégué yëpp ñu ñëw fii toog man maa président woon réunion boobu bi ñu dikkee ma wax leen ni lii am tey kenn ku ne daf ci war a def pàccam mooy ñu xool li nga xam ne ni dafay propager maladie bi jéem ko arrêté te service sanitaire nee nan
fu nit ñi bari di dajaloo dana ko joxe te yéen fa ngeen nekk xat na xat goo xam ne nii foofa bu fa feebar ñëwee man na faa dal laaj leen ni kon il faut ñu ngeen jóge fa bu ngeen fa jógee fan lañ leen war a yóbbu pour que ñoom ñu wax ñu def li ñu wax parce que dañ ni bu fay ne da nga nekk ci administration locale da ngay fexe ba li ngay wax ak li ngay def bokk ak li nga xam moom la askan bi bëgg loolu nag ñu jëm ko def nag bi nga xamee def nañ ko nag ñoom ñu waxtaan ba trouver solution kon dañ leen yóbbu stade Watel ñu def ko maintenant nag bi nga xam ne dañ leen dëgër piir nag ñun secrétaire général ak agent envoyé ànd nañ ak ñoom ñu wax leen ni tey dafa am lu xew mooy le coronavirus di feebar dama jàpp ni nit lu mu liggéey na fekk mu njariñ loo fekkee su dee ni solution bi tax maladie bi bañ a yokk bokk na ci pour que ñu déguerpir population bi en attendant ñu xool yeneen solution il faut le faire ñu accompagner ci préfet ànd ci ak moom mais nekkul loo xam dafa neex maire yi déedéet parce que maire yi moo war a fexe ba nit ñi dëkk ci Louga ñu mën a liggéey am fu ñu liggéey ba mën a am fa ab koom yóbbu ko seen kër mais brutalité bi ñu ko defee force bi ñu jaay noonu moom la ñu bëri rafetluwul est-ce que amul woon taxawaay bu mairie bi waroon a taxaw comme que askan wi la fi nekkal aussi xam nga mu tempéré ko tuuti dañu wax ni lu la bett rek man la mbetteel bi ak am tiit ci feebar bi pour mu yokk Louga moom moo indi woon autorités yi pour que ñu def ko daar nit nag boo ko bettee nag te fekk ni waxtaan bi peut-être amoon na mais àggul woon ci ñoom il faut mu am face à face. parce que ñu bëri nee nañu aussi jotuñu woon ay sommation bi wane ni que war nañ fay jóge parce que xam nga dañ ni situation exceptionnelle mesure exceptionnelle parce que ñun suñu xel nekk woon suñu xel moo nekkoon nan lañuy fexe ba feebar bi du yokk loolu moo nekkoon suñu problème. alors seen pexe moo nekkoon feebar bi du yokku mais malheureusement gis nañ ni Louga bokk na ci région yi gën a affecté wu yu feebar bi gën a yàpp ci loolu ñi nga xam ne au moins ay cas lañu fii ci Louga ndax ñooñu mairie bi am na ak ñoom relation dem na masawu leen wala ndax am na taxawaay bu mu def si ñooñu. waaw premièrement mooy bi nga xam nañ ni feebar dana ñëw dañu jël ay site jox ko comité bi nga xam moo nekk fii waaw ba pare suñuy service ñi nga xam ne nii mooy Madické Dieng nekk secrétaire général ànd ko ak l'agent envoyé ñi ngi leen di àndal si ñoom lépp loo xam ne ñi ngi koy soxla lu war a jóge ci maire ñi ngi koy jaarale ci ñoom Madické Dieng ñi ngi koy def bu baax a baax naa nga may ma rek ma seet ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci confinement bi ñu war a nekk 169 fi ñu toll nii actuellement nii waaw ñoo xam ne dañu leen mettre en quarantaine 169 boo si yokkee kenn tey gi mu nekk 169 lan ñoom leen mettre en quarantaine waaw ñu am benn décès ñu koy ñaanal yàlla xaaral ko àjjana am 12 yoo xam ne fi mu toll ñu ngi nekk sous traitement mais ñi ñu mettre en quarantaine yëpp génn ñu commune Louga ñu ngi fii quand même ci biir commune bi waaw benn cas moo nekkoon Sàkkal xam nga commune Louga mi ngi am 30 cas Sàkkal am benn 30 pourquoi 30 parce que tey jii am na kenn ku yokk koo xam ne ni c'est un cas communautaire bu jógee Dakar tey non je veux dire ñi ñu confinement bi ñu mettre en quarantaine rek ndax ñoom ñëpp ñu ngi leen fii ci biir commune Louga ñu ngi Louga ci ñaari hôtel yoo xam ne ñi ngi fekk nii si Louga mais préciser aussi que toutes les personnes yi bokkoon ci confinement communautaire ba ñi nga xam ne ñoom la jàppoon ki gaañ daf leen wàll ñoom ñëpp génn nañ mooy cas 30 bi ñi ñu confiné woon ci cas 30 bi ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ ñoom ñëpp génn nañ waaw ñëpp ñoo xam ne tey jii ñu yëg ni xëy na am na cas bu bees wax nga ko léegi nii sax mooy ki jóge Dakar d'ailleurs sax ci cas bu bees bi il paraît que koo xam ne aussi Dakar la jóge mais bu ñu gisee en tant que monsieur le maire ci boppam def déclaration joxe le bon exemple mu ne moom xam nga moom kenn ku ne xam na am na possibilité ñëw ak dem nu mu ko neexee mais moom su toogee c'est pour juste que ñenn ñi mën cee jël exemple donte sax am na ñoo xam ne xëy na ñoo habitué pour loolu xanaa rôle sensibilisation mais également accompagner les autorités administratives ak sanitaires ci mesures yi nga xam moom lañ joxe bi jiitu moo ñu respecter le couvre-feu di tëdd 20 heures respecter les gestes barrières yi nga xam ne nii moom la autorité sanitaire joxe mooy se laver les mains éternuer wu si sa kuddu respecter distance bi nga xam ne nii moom mooy 1 mètre mais également sol masque nga am ko ak nga ñàkk am feebar bi bàyyi tamit regroupement yi ba pare respecter aussi voyage yi nga xam moom la nit ñuy def diggante kii urbain yi mooy diggante Louga
beneen commune wala Louga ak yeneen département ou yeneen. surtout bu ñu xoolee cas yi Louga am yëpp daanaka foofu la jaaree. foofu la jógee kon nag damay wax ci sa télé bii nga xam ne nii moom la jàkkaar lool ma demandé ñëpp ñoo xam ni ñuy dégg wala ñuy seetaan ñu xam ne feebar bi kenn waxatul am na mi ngi fi te li ko mën a bàyyi rek li ko mën a tax mu bàyyi rek mooy wàllante bi bañ a continuer. te pour wàllante bi bañ a continuer il faudrait ñu toog naam sax Sénégal ni mu demee moom mooy réalité socioculturelle ni mu demee moo tax mun ñu confirmer def confinement total. ndax xam na ne am na ñoo xam ne ni guddi gi wala bu ñu xëy si wala régler seen dépense loolu moo waral confiné wu dëkk bi yëpp. kon bu nekkee ne amul dara looy def wala li nga def nekkul lu am solo toogal sa kër te arrêté di voyager dëkk loolu baaxul bu ñu ko defee yaakaar naa maladie bi danañ ko génne ko parce que. depuis premier cas bi bu ñu xoolee am na jour yu bari yoo xam ne nii amatuñu woon cas Louga tey cas bi ñu am ku jógee Ndakaaru la ñëw Louga kon transport moo tax ñu am ko. kon ñuy ñaan askan bi pour que ñu toog seen kër mais bañ a voyager. fi ñuy jeexalee nag léegi mooy que ni bi corona bi tàmbalee ba léegi nii ndax mën nga ñu defal benn bilan par rapport ak bi nga xam ne mairie bi jot na ko defagum donte sax bi ngay commencé am nga yoo jot a lim mais bilan général bi ba fii ñu toll nii ndax mën nga ñu ko tënkal. bilan général bi mooy bi nga xamante ne nii mbas mi am na Sénégal. dañu jóg woote monsieur le maire ministre woote nii nañu def ñaan mu ànd ko ak le conseil du maire Serigne Khadim Diop ñu woote ca grande mosquée bu Coxna ñu wàccee ay kaamil yu bari ñaan pour que feebar bi yàlla def ci jàmm biñ paree monsieur le ministre ci jour boobu mu envoyé ay produits yu baree bari yoo xam ne nii pour jox ko askan bi la ci loolu bi ndikkee ñu ni produit yu matul askan bi mais nañ ko jox structure yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi dañ nit ñi dafa dem muy les services départementaux surtout ñi nga xam ñoom ñuy yëngu ci wàllu santé ñu dem fa jox ko ñëpp mais également jox ko kër kilifa diine yi nga xam ne nii fa la nit ñi dem ziare bu ñu waree ziare fexe tamit ba marché yi ak garage yi ak stade bi nga xam fa la nit ñi dajaloo ñu fexe ba jox ko fa ak police ak bépp service départemental bu nekk bi yëpp nag la yëpp yoo xam ne yaa ngi Louga nekk service di servir Louga te ay nit di fa dem rek jox nañ la ay produits dem ci grande mosquée yi nga xam ne nii dana waroon julli àjjuma booba génne gun ni waruñu ko julli ñu dem ñoom ñëpp jox leen ay produits yoo xam ne ni bu fa askan ba ñëwee dana mën a raxasu loolu pare mu ni comme lépp dafay commencé si district sanitaire bi te moom tamit moom moo yor lépp loo xam dafa nekk poste de santé fii ci Louga ñu yóbbu fa ay produits bu valeur 20 millions produits yooyu ay saabu la ay alcogel la ay madaar la eau de javel la masque la gant la mais également thermoflash ci booba tamit ñu jox 5 tonnes sëriñ daara yi ak ndey daara yi pour que ñu mën ko yóbbu si daara yi nga xam ne dina leen confiné bi mu pare nag moo xam ne léegi comme jox na nit ñi wala boog jox na bërëb yi nga xam ñoo gën a mag ci Louga ay produits yoo xam ne dana fagaru ci wàllu mbas mi mun léegi nag dafay dem nag si nit ñi wut lu leen jox su boobaat mu dem indi 50 tonnes ceeb 5 tonnes suukar ak aussi diwlin joo xam ne ni moom la indil waa Louga jox ko ci conseil de quartier yi ci loolu mu joxe 280 bidons diwlin jox ko quartier yi joxe 19 keesu suukar yoo xam ne kees bu ne mi ngi def 25 boyetu suukar joxe tamit 18 keesu saabu yoo xam ne bu ne mi ngi def 36. bi mu pare nag mu ni comme marché bi fa la nit ñi daje naa génnee benn arrêté municipal boo xam ne mi nga def ci le 25 mars wax ni marché bi mi ngi ubbi 8 heures di tëj 17 heures. bu tey jii ñuy wax yow nii tey jii nee naan marché bu nekk Louga rek nañ fexe ba képp ku fa dem mu takk masque. pour wàllante bi bañ a gën a yokk. ci li nga wax surtout ci wàllu transparence bi yow en tant que superviseur ndax yéen a ngi taxaw xool délégué de quartier yi ni ñu ko organisé est-ce que gis ngeen ni liggéey bi ñu ngi ciy def transparence bi ñu leen di xaare waaw comme noonu xam nga délégué de quartier yi jàpp naa ne moom mooy la mairie en miniature ci quartier yi mooy mooy municipalité buñ délocalisé ci quartier yi ndax foofa li ni quartier amee ay commission noonu la fay amee commission dañ leen koo jox ñu ànd ko ak série secteur
ak seen i imam ak seen i directeur d'école ñu toog xayma ni ñii lañ ko war a jox ñi ko war a jox mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bokk ci ndóol gi loolu ñoom ñëpp ñu def ko ci anam boo xam ne anam bu rafet la mu am transparence amul fenn ñu wax ko ñu ko jox waa APR wala waa PDS wala waa PS mais conseil de quartier ba mooy nit ñi nga xam ñoo jox quartier ba ñoo gën a xam ña fa ndóol ñoom lañ jël ñu jox ko gis nañ tamit chauffeurs yi fan yëpp ñu ngi ñaxtu ñoom nee nañu vraiment gisaguñu seen bopp parce que dañoo gaari seen i oto te soxla seen maire seen wet ban tontu ngay indi ci loolu wax nañ dëgg ndax ñëpp ñoo xam ne nii da nga dëkk ci dëkk bi ak koo mën a doon maire bi tey moo la war a taxaw mais wax nañ dëgg googu nekkul li ñu wax noonu la déedéet c'est-à-dire war na leen taxaw ci ñoom li nga xam moo leen manqué ñu defal leen ko mais xam nga wàññi boo gis dafay commencé ci benn da ngay xool ñi nga xam ñoo gën a impacté wu ci coronavirus bi ak ñoo xam ne démb dañoo amoon te tey ji lii fekk leen fi moo tax ñoom dañu yàkkamti yuuxu rek ba pare président de la république moom danañ leen taxaw loolu tamit du tax aussi ñun tamit du leen taxaw waaye wàññi boo gis benn lay commencé danoo commencé ci famille yi gën a vulnérable di ñëw ci kaw te jàpp naa ne ñoom tey démb ku leen waxoon ay pauvre ngeen ñu mer mbas nag ñëw na nag tey fekk ni seen liggéey wàññeeku na comme ñoom ni ñu ko waxee ban xam ne ñoom soxla nañ parce que man mii di wax ak yow nii je suis fils de chauffeur parce que Touba Sil moo sama jut kon man kenn gën maa xam chauffeur yi dund mais loolu on l'a pris en compte te ñoom dañu kii rek waaye ñun ñëpp incha allah képp koo xam yaa ngi Louga mérito ñu jàppale danañ dox ba sa kër jàppale la kon ñoom dañ leen jàppale bu soobee yàlla monsieur le maire fi ñuy jeexale ñu ngi ci weeru sell bi di weeru shahru ramadan comme ni ngeen ko daan baaxoo di defee xëy na lu ñuy tuddee suukaru koor loolu ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne moom mooy pandémie bi ndax loolu mairie bi dana ci amaat taxawaay bi mu ci daan taxawu wala ndax dafa soppi doxalin par rapport ak bi pandémie bi amee. waa dëgg la bala may dugg fa da may may rek ma wax ni. bi nga xamante ne nii monsieur le président de la république wax na ni dana taxawu askanu Sénégal gi yëpp. mu ni dana jëmbali ñi nga xam ne nii danoo sonn. bu bëgg koo def war a indi ci département yi ay dons alimentaires. mu jaarale ko ci commune yi ñun commune Louga ñun jox nañu 1774 yoo xam ne ni ñu ngi ko def ci RNU mooy registre national unique joxaat ñi 3267 yoo xam ne ni mi ngi nekk ci mi nga xam ne ni ñoom la coronavirus impacté. ñu ci tudde ko extension ci wàllu mbir mi. bi mu amee nag préfet woote réunion pour samp comité départemental bi mu ko sampee ba pare ba ñëpp nga fa woon muy le préfet les sous-préfets des communautés des arrondissements mais également tous les maires du département le conseil départemental député yi ña nga fa woon conseil économique social et environnemental ña nga fa woon également ñi nga xam ñoo nekk ay au conseil des collectivités territoriales ña nga fa woon plus maintenant le curé l'imam ak képp koo xam ne nii da nga nekk personne ressource bi mu wootee ñu samp comité ba maintenant mu wax ni commune bu ne na dem commune am samp fa li ñuy wax comité communal. ñooñu tamit ñu ñëw fii ci maire bi samp ko ànd ko ak ñi nga xam ne ko seqal ñëpp ñu ànd ko bu boobaa nag ñun na ngeen ñu tànnal ñu ñi nga xam ne ñoo leen di wax liste mooy liste RNU bi. su ngeen pare maintenant ngeen tànn ñi nga xam ne nii ni ñu koy tànne mooy ñi nga xam ne nii dañu am salaire bu fixe wala boo xam ne régulier wul. ak koo xam ne nii mbas mi da koo laal mooy bi mu ñëwee da koo laal mooy ménage yooyu lañ ñu tànnaloo ñun tamit comme ni ma ko waxee léegi ñu xam ni maire bi moom loxoom nday jooram mooy conseil de quartier ñu yóbbu ko si conseil de quartier yi. wax leen ni ñoom it nañu woote war réunion woo ñi nga xam ñoo fa nekk conseil municipaux woo seen ñi nga xam ñooy membre kii bi conseil de quartier bi. boole ci curé ak imam bu fa nekkee directeur école ICP responsable des femmes responsable des jeunes. société civile parti opposition les personnes ressources parce que ñu toog ensemble ñu daal koy def ñu ne bi ñu dikkee au niveau de Louga comme dañ ni léegi 1774 yi jox nañ ko ba pare. loolu dañ ko delluwaat quartier yi. mais li nga xam moom mooy 3267 yi nga xam ne dafa nekk ci quartier ñun léegi dañ koy joxe en terme de secteur. ndax quartier bu ne dafa am secteur exemple Kër Sëñ Louga sud mi ngi am 10 secteurs boo xoolee li ñuy wax sanc ba centre mi ngi am 9 secteurs nga xool fi nga xam ne nii moom mooy sanc ba nord moom it mi nga am 10 secteurs ñu ni kon léegi dañuy def la somme totale des secteurs mu nekk 91 ñu diviser ko par 3267 mu jox ñu 35 ménages par secteur
maintenant ñu ni kon kenn ku ne na toog fi mu toog def la somme de ces secteurs multiplié par 35 kon ki am 10 day am 350 ménages maintenant mu des 82 mu des 82 ñu ni ci Louga xam nañ ni Touba Seras Médina Garage Médina Salam Montagne Extension Altieri mais également ancienne route nekk na quartier yoo xam ne nii nit ña dafa gën a bëri te amuñu ñu ni kon 82 yi nga xam moo des ci 3267 yi nañ ko diviser en 5 ñu delloo kii bi ñu ko diviser en 5 day nekk 80 ñu jël 80 jox ko diviser ko par les 5 quartiers yi ma wax mooy Sanc ba Nord Altieri Nord Montagne Nord Kër Seen Louga Sud Kër Seen Louga Est bi loolu amee ñu jox leen kenn ku ne 16 boo diviser 80 par 5 da la jox 16 kenn ku ne ñu yokk la 16 ñi nga xam ne amoon nañ 350 ñu am 366 deux yi des ñu yóbbu ko ancienne route maintenant bu ñu demee nag ci au niveau des quartiers léegi quartier bu ne secteur am day am secteur ñoom it ñu créer comité secteur aussi composante yi nga xam moo nekk ci comité de quartier bi dañ koy photocopier yóbbu ko ci secteur bi secteur bi maintenant comme ñoo gën a jege nit ña ñoom it ñooy taxaw bu ñu taxawee xam nga secteur dañ koy wax ni comme ñu ni 35 kër la wala ñu ni 60 kër la léegi ñoom ñu toog fenn ñoom ñëpp toog bu ne 60 kër la ils vont commencer duñu bàyyi benn kër ñu ni exemple kër ñoom Amady Ba ñu wax ku ñu def tour table ku ne wax ci ñu ni non mérite na ko mérite wul suñu paree ñu ne mérite na ko ñu bind foofa duñ xool nombre dañuy xool ñu ko mérité effectivement suñu paree ñu xool ñaata nombre la ñu ni exemple 60 la ñu ne ñun ñaata la ñu alloué ñu ne ñu ngi jox 40 ñu ne kon il faut ñu éliminer 20 éliminer li ñu koy éliminer mooy ñu ni léegi ci 60 yi ñu tànn kan moo ko si gën a yellool su boobaa ñuy commencé éliminer ba mu mat 60 yi bu dee nag ñëpp lañ jël ñu jël ñëpp bu ko defee ñëpp koy tànnaloo du am benn parparloo mais ci joxaleen bi nga baal ma dagguma la mais ci joxaleen bi maanaam bu ñu demee ba def séddoo bi ba xam ñi ko yelloo léegi nag ñu war leen koo jox yóbbul bi ndax ñoom ñooy ñëw ci kër chef de quartier jël si ko wala ndax dañ leen koy léegi loolu li muy demee mooy dañuy xool fi ñuy wax ay site de dépôt mooy dañuy xool waa Altieri Sud ak waa Altieri Nord fan moo leen gën a jege ñu yóbbu fa leen jox mais est-ce que loolu du indi li ñuy bañ déedéet du ko indi parce que danañ ko programme boo xam ne nii bu nit ñi ñëwee ni ñu koy jëlee mooy par kenn la ba pare dañuy respecté norme yi distanciation bi distance bi maintenant su boobaa dañuy joxe ay bon à lever da lay jox bon suñ la joxee bon nga dem jëli ko maintenant bu ñu defee lépp ba pare am na lu ñuy tuddee vérificateur ñi nga xam ne ni ñoom dañ leen a jël état bi moo leen jël ñu leen di remercier de passage parce que kenn fay doon dara ñoom ñooy bu ñu joxee liste par ñoom ñooy defaat enquête ci au niveau du quartier ni ñin jël gis nañ Amady Ba kër bi nangam kii nangam téléphone am ñu woo ko dem këram ni ko xool condition yam nekkee bu dee ni remplir na condition yi nga xam moo leen jëloon mooy ñu jël mooy critère de sélection bi dafa am critère de sélection boo xam ne dana ko jox su ko remplir ñu def ko même aussi rôle la aussi pour vérificateurs yi ñu xool ba xam am na doublon nag mooy ki nga xam ne ni dafa am bourse familiale wala mu bokk ci urne bu pare ñu bindaat ko ci liste bi nga xam ne ni moom mooy extension bi moo ñi mbas mi sonal parce que mën na la jël fee nga am loolu pare ñu jaar la kon dangay am ñaari yoon ñun loolu bu amee rôle vérificateur bi pour que mu signalé ko ñu yóbbu ñu def ko PV ko defee ñu def ñun suñu paree day def benn PV boo xam ne signé par le maire visé par le préfet ñu doog a xam ne liggéey bi jaar na yoon ñuy demandé kenn ku ne sa responsable fa mu toll nga def ko defin boo xam ne bu mu si génnee dañ naan wàllu ko kër ay la yéwén li nga xam ne leen jox nañ ko ci ñoom war a dem mooy ñi bokk ci registre national unique mais également ñi nga xam ne nii moom la mbas mi impacté mooy moodu bi nga xam ne dafa demoon dem doon joxe dépense te mënatu ko ci la bokk safoor bi nga xam ne ni moom comme li nga doon laaj léegi ab safoor bu nekk sa quartier ba fekk ni moom war affaire bi koy impact dañ koy bind kon ndimbal bi état bi joxe yóbbu ko ci gouvernance ci gouverneur mairie bi aussi dafa am rôle bi ci war a mën a jouer également mooy li ngay wax nii dama ni loolu nga xam ne ni moom moo ñëw maire lañ ko dénk état bi maire la ko dénk da ko dénk les maires pour ñu choisir parce que dafa xam ni maire askan moo ko choisir délégué de quartier bi askan moo ko choisir mu ne kon fa la ko war a gën a jaarale pour mu am transparence nag mooy ñu fexe ba ki ko war a jot ko parce que damay dégg ñu ne ñu am ci ndimbalu mairie bi
du ñu am ci ndimbalu état bi. donc loolu maa ngi dégg ñu koy wax nuance boobu lu ko waral. c'est-à-dire boobu dana waxoon ni. bu dee ni ñi nga war a jël bari na. xam nga kenn ku ne xam nga sa cartographie pauvreté. mooy sa koñ na fa pauvreté bi demee. su ma gisee ni li fa nekk mën nañ 35. dama war a jox quartier bi 35 personnes. te ndimbal bi nga xam day ñëw am na ñeneen ñoo xam ne nii ñi ngi fa te dañu xaw a ndóol. booba da ngay choisir ñooña ci moment boobu nga xam ne dañu jox parce que 25 kilos bokkul ak kit parce que kit bi nga xam ne la état bi joxe. dafa nekk 100 kilos de riz. 10 kilos de sucre 10 litres d'huile 10 kilos pâte alimentaire c'est-à-dire vermicelle ou macaroni. et lii c'est par ménage wala. par ménage. par ménage ok c'est-à-dire 10 barres de savon. loolu nga xam ne nii moom lañ joxe relais communautaire ñoo ñu si jàppale. ba mën a àgg. li ko ñi nga xam ñoom ñooy taxaw pour assurer la supervision mooy les forces de l'ordre ak ñi nga xam ñooy les agents sécuritaires ñoom ñooy ñëw jàpp ci liggéey bi quoi. te boobaa kenn ko day dem jël. su paree maintenant nag ñu xam naa dañuy évaluer parce que liggéey boobu su paree da nga war a évaluer. merci la leer na pour dellusiwaat léegi ci sama question bi ma la laajoon ci suukaru koor bi. waaw suukaru koor bi. waaw xani dama la ne woon xam nga même bu dul pandémie bi. chaque année mairie bi dafay faral di joxe suukaru koor. ndax ren ji loolu bokk na ci li muy defaat wala. incha allah lépp loo xam ne nga ko doon def duñ si bàyyi dara waaye nag. président maye na. si conseil des ministres bi jàll. pour que mu def li ñuy tuddee ordonnance. may ko maire yi ñu dem ci seen dëkk seen commune ci seen bureau municipal le 1/3 ñu xool. ci budget bi lan lañ si mën a jël pour jàppale ci askan bi fi ñu toll ci force Covid 19. ñu ngi si di si xalaat di si réfléchir pour xool lan la war a jàppale askan bi. moo tax bu ñu jàllee état bi li muy joxe bu jàllee maire bi mooy maire bi dina ñëwaat. jàppale askan bi jàppale boo xam ne nii dana gën a. dëgër parce que xamuñu kañ la kii bi jeex. te askan bi soxna te ñoo leen war a taxaw. moo tax on ne ménagera aucun effort. pour que suñ population bi fi nekk. duñ sonn waaye sonn bi mu xaw a ki tuuti jàpp ci tuuti. en tout cas monsieur le adjoint maire defe naa ne leer na am na solo du ñu def rek du dul di la sant di la gërëm balaa ngay ñëw nag ci sa dernier mot télé bi nga xamante ne day soog a judd di télé Louga waa Louga yëpp di gis seen bopp yow lan mooy sa gis-gis par rapport ak télé bi. waaw comme ni ma koy waxee télé bi à l'image de la population de Louga ñoo yem parce que bu nekkee Louga. ñun ñu nekk maire Louga dëkk Louga dañu war a jàppalante. mooy war na am benn collaboration bu am entre diggante télé bi ak maire bu Louga. parce que ñun suñu sacerdoce mooy nan lañuy def ba lépp loo xam ne nga ko def Louga rek mu jëm ci kaw. ak loo mën a liggéey nag. te Mbàkke doomu Louga la nekk koo xam ne nii ku bëgg li muy def la. ñu di ko dégg ci yeneen rajo yi ci yeneen télé yi. bu leen jàppale kon pourquoi pas du ko def fii Louga. te ñëpp xam nañ ni fii àdduna toll communication dafay bokk ci li nga xam ne day développé ab dëkk wala ab réew. yéen ñi nga xam ne aussi yéen nekk ci dafa liggéey ngeen nekk ñoo xam ne ñu jàmbaar leen ngeen bëgg leen def ñun tamit bu ñu jàppalee télé bi rek jàpp na yéen leen jàppale. kon ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax a baax. njëlbeen loo gis nag du neex. dañ tout début est difficile kon jàpp leen te bàyyi. xam naa ñi ko composé xam naa leen. ñu am gis-gis lan. ñu jàmbaar la ñu xaar la ci li ñuy liggéey. xanaa rek leen wax ni Mbàkke ñu ngi koy xaar ñu ngi leen di xaar. kon ñu xool par rapport ak municipal bi leen si mën a jàppalante ak yéen. en tout cas fi ñu waxee mooy que ne télé baa ngi noonu télé Louga la te mairie bi également lu mu sentir ni soxla na ci taxawaayu télé bi rek la télé est à votre disposition également merci la sant nañ la gërëm nañ la. waaw maa ngi lay sant di la gërëm. di encore une fois waxaat ko ni ñu ngi gërëm les autorités administratives yi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy le gouverneur et le préfet du département Xuma di gërëm aussi toutes les autorités yi nga xam ne ñoo nekk au niveau sanitaire li commencé sa bopp ba médecin chef ba ki si gën a tuuti même ki nga xam ne moom mooy puus balankar bi ñu leen di gërëm ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko laata lu koy am cas ak bi Louga amee cas. ci taxaw bi ñu taxaw donc ci turu maire aussi ñu ngi seet ñi nga xam ne ñoo feebar di leen ñaanal yàlla yëkkati leen. ñi nga xam ne ni ñoom ñu nekk ñu tey leen ci kër yi mettre leen en quarantaine ñu gaaw génn ki nga xam ne aussi moo fi jóge yàlla xaaral ko àjjana. di waxaat ni nit ñi nañu respecté li nga xam ne nii moom la autorité sanitaire joxe ak autorité administrative yi ñu teel tëdd seen kër dem 8 heures ñu dem tëddi respecté les gestes barrières
mooy raxasu bi ak lépp loo xam moo si undu bañ aussi li nga xam moo ñu dal tey muy di dem di dikkaat ñu gën a taxaw ci diggante frontière yi nga xam mu nekk yoonu Louga di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Mor Sylla waaye jërëjëf également yéen mbokki téléspectateurs yi di gërëm kii di Abdoulaye Lo mi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw caméra beeg montage beeg yëpp di leen xamal ne nag émission bi nii lañ koy defee tey dañu ñëw ci mairie bi ñu ne taxawaayu mairie bi noonu lañ koy defee ci préfecture taxawaayu gouvernance taxawaayu sécurité muy commissariat wala muy gendarmerie ba ci sapeur pompier ñoom ñëpp dinañ fa dem ndax kenn ku ne am nga rôle boo xam ne yaa ngi koy joué ci pandémie ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.